maay kontaan ci bés bi ndaxte di jégalu d'abord ñi nga xam ne mooy ñi Pape Mamour ak délégation bu mu àndal lu tax ma kontaan ci ñoom di leen di jégalu ndaxte am na benn bés góor gi ñëw fii nu wax leen sunuy tawat boole ci ay garab góor gi nag diggoon na ne dina fii maye ay garab mënoon nañ ko bàyyi de bu ko neexee mu seet 200 000 mbaa 150 000 mbaa 300 000 mu maye waaye man maa dal di sol sama dàll bi góor gi waxee ba noppi dama dal di sol sama dàll mu wóor ma ne góor gi lépp lu mu wax dina ko def ma dal di sol sama dàll ñëw ci ICP bi ma ñëwee ci ICP bi itam dama ne ko madame mu ne ma waaw ma ne ko nag am na benn góor goo xam ne kat wax dëgg yàlla daf ñoo bëgg a jàppale daf bëgg a jàppale waa dëkk ba dawaa dëkk bi ci garab ma bëggoon nag nga xool parce que dañoo bëgg ku nekk gis ci boppam nit ñi ci gisee seen bopp mooy nga xool garab yi nga xam ne tumaranke na fii ci hôpital bi garab yoo xam ne maanaam ku feebar dañ lay bindal ordonnance nga dem jëndi ko mbaa ay perfusion yoo xam ne daf fi manqué yoo xam ne bu manqué mën naa waral nit jël ambulance loolu yëpp côté social maag ICP bi di madame Wade bi ñu liggéey ci ba mu def benn ba mu def désignation garab yëpp ma dem wuti proforma jël sama xaalis sol sama dàll dem Thiès fi ma war a dem yëpp ma dem foofu ba léegi mu ne valeur yi garab yi nekk une valeur de 913 000 maanaam million bu manqué tuuti ma ñëw indi proforma bi jox ko chef de village déposé ko ma toog ba jékki-jékki ne ma affaire bi génn na il faut que ma jéggalu leen parce que mënoon naa leen bàyyi rek lépp lu nu yéene mbaa lu nu am nu joxe ko waaye man daf mel ni man dama leen a imposer jusqu'à 913 000 wax dëgg yàlla moo tax ma ne il faut que ma jéggalu leen di rafetlu nag seen ñëw vraiment ku def lu baax nu wax ko ku def lu rëy am lu rëy Pape Mamour jërëjëf ñu ngi lay jërëjëfal di jërëjëfal délégation bi nga àndal di encore jërëjëfal góor gi Pape Saliou mi yaakaar naa ñëpp xam ngeen ko doomu dëkk bi la fii la yaroo maa leen yoroon bi ñuy fubal fii ñu indil ma ndam mu rëy ànd naa ak ñoom ba ñu indil ma coupe fii tàccu leen ma Pape Saliou d'abord mu nekk xale boo xam ne aussi dafa yéene put xale bu yaru yéene put mën a wax macha allah ami teggin waaw xale ñaanal dama bëgg nag ngeen ñaanal ko yàlla nag yàlla lafal ko cat te mu yegg foo xam ne fi kawe na sax njortam bon kon nag man def naa ne béy naa xaw naa béy tuuti sama wàll
ci kii bi léegi nag ñoom indi nañ def nañ délégation indi nañ enveloppe bi bu ci kanamee tuuti dinañ ko génnee nañ ko teg ci loxo chef de village teg ko ci loxo président du comité ah garab yi dañ ko démarché woon ba pare ba proforma baa ngi fi bu soobee yàlla dinañ ci def li war garab yi ñëw fii dinañ ko gérer ba garab yooyu dootu fi tumuranka incha allah jërë ngeen jëf. rahmatullah maa ngi leen di nuyu kenn ku nekk ci turam ak santam di leen remercier yéen ñëpp bàyyiwuma kenn mag ak ndaw góor ak jigéen di remercier particulièrement délégation bu Pape Mamour Papis leen di gërëm di leen sant cadeau yi fi xesarot yëpp rafet nañ torop macha allah moo tax sama cadeau yi du sori ay cadeau yu remerciement lay doon ak lan moo ma tax du ci politique lan moo tax ma ànd ak Papis di politique ak moom waaw parce que Papis dafa nekk nit koo xamante c'est un homme de développement koo xamante ne dafa ñëw pour le développement de Diobass koo xamante dafa ñëw pour jàppale waa Pout pour suqali Pout Diag pour problème li ñu mun a am yëpp ñu xool nan lañ mun a def ba trouver ay solution ci problème yooyu loolu moo tax ma gën a ànd ak moom aussi day dimbali nit ñi te yàlla tax nekkul fii pour poosam mais dafa nekk koo xamante ne day liggéey pour waa Diobass pour le développement de Diobass te yaakaar naa kooku neex naa jàppale aussi war nañ ko war a mun a jàppale parce que koo xamante dafa ñëw ne leen booloo leen nekk leen benn ngeen organiser wu ma ñëw jàppale leen kooku yaakaar naa dañ ko war a jàppale de passage di leen remercier yéen ñëpp ak délégation bi nga àndal damay bañ a lim nag ndax juum waaw mais ñu ngi leen di remercier yéen ñëpp waaw di leen gërëm waaw loolu bu jeexee aussi c'est lii dama bëggoon def benn petit rappel rek parce que ñoom ñëwoon nañ fi di def campagne bu ñëwee village bu ñu waxtaanee ak ñoom dañ ko wax carrément Pout dafa am ay problème mais problème instant yu gën a jàmp ni bokk na ci poste de santé bi dafa feebar dafa am problème yu bëri bu ñu sañoon nag ngeen jàppale ñu ci ñu ne mu neeñu loolu amul benn problème parce que développement de Diobass développement Pout Diag moo ñu ñor dañ leen jàppale léegi nag bu ñu defee noonu ñu ne instant problème médicament mooy suñu problème ñu ne amul benn problème dañ fex le tout jàppale leen mais depuis loolu bëggoon nañ teel a ñëw pour ñi mais dafa amoon ay gàllankoor problème yu amoon moo taxoon ñoom mujj ñëw waaye heure bi naroon na leen fekk ñu ñëw bu yàgg mais peut-être bés bi la ko yàlla dogal ñëw nañ ñu ngi nii dañ saafonte waa Pout Diag dinañ wax exactement aussi tamit lan mooy seen tànk yi tey lan mooy seen objectif lu ñu nam ci Diobass lu ñu nam ci Pout Diag loolu laa bëggoon a wax lu ci dëng nag ngeen baal ma ngeen xam ne ci man mii la jógee. nente bi ñoo ngi nuyu ñëpp di jiital ci nuyoo yi sëñ Mamour Thiaw ñuy jiital ci nuyoo bi sëñ Mamour ak délégation bi mu àndal di ci teg également imaamu dëkk bi imaam yi laay mën a wax sax curé bi ak sa curé bi fi nekk ak wala représentant bi di ci teg aussi sage yi nga xam ne ñoo nekk ci dëkk bi ci ñu wala ñu wuy suñu en masse di ci teg également jigéen ñi fi nekk di jigéen ñoo xamante ne ñu mucc ayib lañu macha allah saa woowee nga gis leen di ci teg aussi jeunes yi nga xam ñooy jeune dëkk bi ñoo ngi leen sant ñoo ngi sant ñëpp ñoo ngi gërëm ñëpp kàddu yi nag xam naa mën na bañ a gudd sax waaye ay kàddu remerciement rek lay mën a doon ndaxte ko xam poste de santé yi ci guddi yi ñu toll poste de santé yëpp ci Sénégal ñoo toll ci ay jafe-jafe ci fan yi ñu toll ndax ku nekk umpale wu leen ni li ñuy wax couverture maladie universelle muy CMU fi mu toll état bi amel ne poste yi gàtt bor boo xam ne toll na ci fukki weer ak juróom-ñett laay mën a wax sax wala lu ko jege su ma juumul lu ko teree ñaari at tuuti la tolloog ñaari at ngi ni presque wala at ak genn wàll jotuñu remboursement kon Pape Mamour su dikkee ak ndimbalam ak nu mu mën ci toll vraiment ñëw na ci waxtoom ndax vraiment soxla nañ ko di gërëm aussi ñi nga xamante ne ñoo def médiation bi maanaam ñi nga xam ne mooy représenté seen parti fii ci dëkk bi sant nañ leen gërëm leen sant nañ leen trop ndax aussi ñoo facilité lii
ndax nit ki aussi su fekkee ne yàlla daf la jiital ci mbir nga ciy dox di dox ba indi lu toll nii vraiment ñu ngi leen di sant ñu ngi leen di gërëm di lancer un appel également ñëpp ñi nga xam ne ñooy yëngu ci wàllu politique ñu def ñi waa Kër Mamour yi parce que aussi poste bi lu mu soxla du ay médicaments dëgg la ay médicaments ca la waaye soo leen xoolee poste boo xamante ni ñu ngi ko tabax depuis 1947 ba tey du tolloog juróom-ñaar fukki at yu teg ay la yéwén su nekkoon nit ñu ne dem na retraite bu yàgg poste bi sonn na màgget na lu mu manqué dafa bari ñu bëggoon aussi même su ngeen dugalee ci seen loxo ci wàllu médicament ngeen sóoraale ñu aussi ngeen xam ne aussi poste bi dafa màgget ci boppam màgget la def ñoo ngi ciy jéem nag ñu ngi ciy jéem xar suñu tànk tubéy di gërëm également ñi nga xam ne ñoo fi nekk di liggéey di ci yëngu muy comité de santé bi ak ñëpp ni ñu toll ak membre ki mu ngi ICP bi ak équipe am yëpp vraiment ñu ngi fiy liggéey bu mucc ayib te aussi c'est l'occasion également di leen remercier di leen jaajëfal di leen gërëm aussi ci kanam mbooloom yëpp vraiment kontaan nañ seen liggéey yu rafet na pour ne pas monopoliser la parole xanaa lu mu ciy dolli rek moo naam mooy di rassurer nit ñi ni maa ngi ci sama 2e mandat presque def naa mandat bu mu jeex ñu falaat ma ndax damaa bëggoon bàyyi sax parce que man sama jot mayu ma ko waaye nag dañ cee jàpp ci ma jëlaat maa ngi nag ñoo ngi jéem waaye nag li may bëgg a xamal nit ñi rek mooy incha allah su fekkee ni li ñu fi indi teg nañ ko sama loxo su fekkuloon ne tey nekk na dimanche kon du yendu sax ci kër gi kon poste bi il faut lañ ko yóbbu PAMECAS directement ñu dem ci kees gi ndax xaalis bi poste taxu koo jóg PAMECAS fa lañ koy denc ba ñu jot comment dirais-je commande ICP bi ñu génnee ko dem jëndi indi ndax noonu la fay doxee boobu ba léegi yaakaar naa ne lii itam su dikkee daf ñuy ñaax rek ñu gën a góorgóorlu aussi jàpp fu ñu gënoon jàpp parce que aussi du changer dara suñu fu ñu jàppoon parce que ku fi def lu mat ñaari mandat te mosuñu la reproché ci lenn ay la yéwén lii su dikkee itam fu ñu ko daan jaarale fa lañ ko tàgg incha allah asalaamaaleykum wa rahmatulah ngeen baal ma. asalaamaaleykum waa Pout ñoo ngi nuyu kenn ku nekk si turam ak santam di jiital si nuyoo bi imam ak chef de village di nuyu groupement féminin bi di nuyu tamit représentant di nuyu jeunes yëpp. bi loolu weesoo ñu ngi nuyu délégation bi Pape Mamour ak ñi nga àndal yëpp di leen jox seen cër ak seen wàccuwaay di wax ni tey mën naa ni ci mouvement bi laa bokk waaye tey moom da ngeen ma fekk si ma war leen dalal tey waa Pout laa ma lay wax Pape Mamour fi nga fëgg rek foofu la parce que ñun fii la ñuy xaar ñun développement lañ bëgg looloo tax ñu téye la bi loolu weesoo nag may wax ci turu kilifa gi parce que yaakaar naa xolam fees na mënul wax damay jéem tamit rek parce que li nekk ci xolam moom moo ko xam mënuma ko wax mais ba lay wax ni la que ni lii biñ koy initiative biñ koy am depuis ci temps communal yi la ñu waxtaan si ak Kairé mënuñu bind leen ndax boobu ñun gis nañu difficulté yi ñuy liggéeyee ak li ñuy jànkoonteel malheureusement accédé wuñu woon ci loolu ba par la suite ci la monsieur Faye def ay démarches ba lii am moo ànd ko ak ICP liggéey ko ba yàlla def lii kon dañuy sant yàlla rek di naan alhamdulilah ndax fi ñu nekk yaakaar naa ni soo duggee di nga xam ni li ñuy liggéeyee conditions yi de travail yi ñu fi nekkee ku ñemewul dëgg wala ku dul jàmbaar doo ko def te moom mi elle est tellement brave ba man damay jël ci bravoure am benn instant damay naan man li may jàmbaar su ma xoolaatee si moom damay dem takku jiwaat c'est une femme tellement dynamique c'est une femme travailleuse et c'est une femme brave relever défi yu bëri nag te ñi ñuy liggéeyandool muy relais yi ak bàjjanu gox yi xam nañ si dara ndax poste Pout bi tol na ay temps dañ ko naroon tëj tol na ay temps kuñ ICP bu ñu fi indi ñu ni Pout nangam mais moom elle a relevé le défi ñu koy sant ci loolu nag di ko si gërëm li ma wax rek li nekk si xolam mënu ma koo xam ba mën ko wax su ma waxee tamit sama xel laa waxee ñu leen di remercier Pape Mamour yëpp Papis ak ñi nga àndal yëpp ñu ngi leen di remercier di leen wax ni la li ngeen ñu jox c'est venu à son heure et on vous remercie et vraiment on vous remercie ngeen jéggal ma lu ci jub. ak ndaw tubaarkàlla di dalal gan yi di leen jox seen wàccuwaay li ngeen def lu rëy la
parce que Pout Diack yàgg na noo yëngu yàgg na noo daw macha allah te gisuñu lu fees sunu bët tey nag sunu bët dafa fees dell sunu xel tamit dafa dal lii mooy développement judd ci dëkk bi yaru ci dëkk bi liggéeyal dëkk bi ñun lii leen gëm tey macha allah fii nu toog sunu xol sedd na bàjjenu gox yi leer na leen leer na nun ñi nga xamante ne ñoo nekk ay chien de famille yor ay doom nekk ay jigéen di accoucher nekk fi ak matron yu baax yi ak njaalo ak na koy macha allah kon yéen boo leen defee lii da ngeen a def tey xolu Pout moom ngeen yëkkati li feebar bi gënoon rëy ci biir Pout paralysé handicapé moom ngeen yëkkati tey mu yor ay tànk di dox ñu ngi leen di gërëm di leen sant di leen ñaanal yàlla macha allah li may waxuma ko ci samay kàddu dama koy wax ci kàddu yi maa fay mu ngi gërëm Pam Mamour Thiaw bu baax a baax parce que nee na yaa ko njëkk a fal fii ci Pout Diack mu nekk conseil nee na réeraloo ko ci dara jàppe woo ko xamul tamit da nga ko jàppe ne kii kun ko woon yoon dina dem nga di ko teete macha allah ba mu egg fi mu egg nee na mu ngi lay ñaanal yàlla na nga yeggalee sa sago waaye macha allah lii comme li Lamine wax sànq rek dañ koo yàgg a jooy dañoo yàgg a jooy sunu maternité di yàgg a jooy sunu case de santé bi mais en même temps tamit di yàgg a jooy sunu CMB nga xamante ne nii foo tourné ngelaw li di la ëpp élèves yi xamuñu lu ñuy jàng naaj bi tàng jër 2 heures la ñuy wàcc ku ñëw di xam kon Pape yaa ngi jàkkaarloog man ma jàkkaarloog yow di wax ak yow damaa bëgg nga dégg ma te nga dimbali ñu nag nu dimbali ci CM bi clôturer ko xale yi parce que parent d'élève bu ne xam nga naaj bu tàng 2 heures xale jógee école dox lu mat presque 1 kilomètre et quelque wër si ci biir dëkk bu excès day tàng bu étouffé du mën a lekk sax xale yi jàmbaar lañu prof fi nekk macha allah jàmbaar lañu day jàngale grève nu defuñu dara mais xale yi ñoo sonn seen mémoire sax mënut a toog pour nu réfléchir normal jàng mënuñu ko dimbali leen ci collectif macha allah bu loolu passé ñu leen di sant di leen gërëm di leen ñaanal yàlla parce que góor du wax doyul danaan gisuma te gis nañu nag bu nu waxantee dëgg dañoo gis ñoo ngeen fi dimbali nu ci sunuy jàkka ñoo ngeen fi may nu xaalis ñoo ngeen fi indil nu ay garab kon jërë ngeen jëf ku iñaanoon rek da nga naan yàlla ak diw waaye na ci xef yi ne ci xol yee ko gën kon damaa bëgg nga dégg nu li ma bëgg mooy fexe leen nu am sage-femme bu jàppale sunu kii fi nekk muy njaalo ndax jàmbaar la matron yi jàmbaar la nu waaye fexe leen nu am sage-femme ndiig macha allah dafa dëkk ci dëkk bi kooku du ma ko gërëm dama koy ñaanal yàlla doomu dëkk bi li muy defar force la parce que dafa judd ci dëkk bi doon borom dëkk bi kooku bu deful lii bal day tàkk ci kawam amul heure boo koy yee mu gàntu fan te gàntu parce que dafa moom réewam ku moom sa réew judd ci réew mi da ngay fexe réew mi développé lii moom laa gëm tey politique indiwuñu fi dañu fee ñëw pour développement wan nga ñëpp yoon nag parce que képp ku judd jobaas ñor la dama ne taawu Senghor ba tey Sañox li mu fi def ba à part moom keneen defu ko fi mais xale yi ndaw si nekk dana war a fexe def lu fi Sañox def maaru lomb loolu yow nag Thiaw yaa ngi ci tànk yal na la yàlla jàppale nga yegg fi nga jëm ci darajaay Mouhamed macha allah ngeen jéggal ma rek asalaamaaleykum waa Pout ñu ngi leen di ziar di leen jox seen wàccuwaay bu baax a baax di leen jéggalu te di leen baalu àq tamit di jiital ci nuyoo bi chef de village ak imam yi dëkk bi ak curé bi nekk ci dëkk bi suñu limee nag duñu juum parce que ñi fi jaar ñu bari wax nañ ko fii suñu dëkk la mais dañ dul matal te képp ku fi toog rek suñu kilifa lañu muy góor muy jigéen ñu ngi fiy gis kanam yu bari yoo xam ne si suñ dem lim tey dañuy jël parole bi ba mu ëpp te temps bi dafa xat te ay kilifa ñoo fi toog tey nag sama wax day gën a accentué wu jëm ci Pout parce que yàlla xam na ni Pout ak Noto benn la ci man lu tax ma wax ko dinaa leen jox benn anecdote sama ñëw Pout football Pout lan moo ko waral parce que booba Moustapha Faye moo nekk président ASC bi doyen Faye mi nekk ci dirigeant yi ñu wax ma ni dañoo am mbégte pour ma ñëw football ASC Pout ma wax ak ñoom kàddi gor ba ñu tënk ko
Noto dem ba ci biir bëgg a bokk ma ni leen wax naa waa Pout ba pare du ma ni waaw ba pare ni déet mu indi woon coow lu mag sama diggante ak waa Noto samay mbokk mere ma samay dëkkandoo mere ma mais ma ni leen fasante naa kóllëre ak waa Pout ba pare loolu du ma ko fecc su ma nee waaw du ma ni déet yàlla suturaal ma ñëw Pout fekk fi tamit ñu def ma jigéen ñi def ma comme doom góor ñi def ma comme doom sama morom yi def ma comme ay frère yàlla dimbali ñu année boobu ñu nekk champion de Diobass mu nekk ndam lu rëy fii ci digg Pout ñu koy sante yàlla bu baax a baax kon tey damay am mbégte ni waa Pout di sante Pape Mamour mii noonu laa koy sante man parce que lii mu daf ko defal waa Pout boole ma ci lu tax ma wax ko Sayer wax na ko sànq ci commentaire am semaine bële passé dañ fi ñëw di jaale si yaayi Ndongo Seen ñu leen di ñaanal mook sëñ Malick bi fi jóge nga xam ne sama kóllëre woon sama nit la woon ñëpp xam nañ ni su ma duggoon Pout ak sama oto këram laa jëm fa lay gaare ci lu bari kon damay profité di leen jaale di leen ñaanal yàlla xaaree leen àjjana parce que kenn ki sama nijaay la sama xarit la keneen ki sama yaay la su ma ñëwaan Pout fubal si këram laa daan fanaan muy ñaar ñoo xam ne waa Pout yëpp seede nañ ni ñooñu ñu baax lañ kon ñu ngi leen di ñaanal yàlla xaaree leen ci àddina yi gën a kawe beneen affaire bi may wax mooy wax ngeen ko ni Pape Mamour dafa ñëw ci heure am effectivement keroog dama ànd ak nogay bi ma ñëwee ci poste de santé bi ñu àgg ba ci maternité bi sama yaram dafa daw ma triste ni man damay romb poste de santé Pout rek mais mësuma xam ci biir nii la mel te yaakaar ni wax ngeen ko dëkk bu Sañox Diouf dëkk bu Xamaat Seen dëkk bu Maaw Seen dëkk ñëpp xam ni ñoom bokk nañ ci ñi njëkk a jiite commune Notto Diobass kon dëkk bi waroon na weesu fii dëkk bi dañ ko desee jox cëram dañ ko desee jox gëddaam Pout du n'importe quel dëkk ba ñu koy cof Pape Mamour Thiaw nag loolu la comprendre moo tax waa Pout bi ñu waxee seen mbébét mu ni loolu du ko tardeel dafa fekk programme yi moo bëri woon ci boppam ñiy ànd ak moom di liggéey xam na ko doléance yi mu amoon ci législative yi dafa bëri mais yàlla suturaal na ko ba dëkk bu mu taxawoon wax fa dinaa fa def lii def na ko parce que moom du diggee parce que niñ koy waxee rek kuy dóoram moom mën kuy saaga te moom lu mu wax dina ko def beneen affaire bi may ñaax waa Pout soxna Ndey ma lay nuyu de passage ngay sama jigéen ju baax yàlla boole ñu kóllëre dégg nañ sa wax bu baax muy CM bi nga wax maternité bi fii xam naa du ñàkk ci yéen ñu ko dégg parce que réew ak gox dafa am nu muy demee Pape Mamour yéenam weesu na ci don de médicament xam naa am na ñu ko dégg ci weer yële passé dem na fi Taateen Séeréer fekk waa Taateen Séeréer jooy ko seen problème kaas boobu ci coono buñ ci am mu dem commencé fa yóbbu ay maçon di móol pour defal leen poste de santé bu mucc ay boo xam ne si dëkk yu baax yëpp moom la ñu am ay la yéwén waa commune bi ñëw baare liggéey bi ni ñoom loolu seen domaine de compétence la te waa Taateen Séeréer jooy nañ leen ko juróom-ñaari at dugaluñ ci seen loxo loolu la ñuy ragal mu dal ñu Pout Diack ak feneen ba tax na lépp luy domaine de compétence su mairie muy wàllu construction ci poste de santé yeeg CM yi ak école yi dañ koy bàyyeeg mairie parce que nee nañu seen domaine de compétence la bis bu ñu yàlla mayee li ñu bëgg mooy jël Pape Mamour teg ko ci mairie bi incha allah bu boobaa di ngeen xam Pape Mamour lan la yéene Pout lan la yéene Diobass. parce que encore une fois dama leen a waxoon damaa dëkk Pout kon su may wax ak waa Pout damay waxanteeg ñoom kàddu dëgg parce que samay kilifaa fi ne parce que lépp lu ma fi wax rek day nekk lu ma gëm parce que dëgg la damay ànd ak Pape Mamour di liggéey pour le développement de Diobass mais ëllëg su taxawee ni waa Pout dinaa fi def nangam def kon ñeneen ñi ni ñuy def dinaa judul jeex te duñu def
bu boobaa maay njëkk a dal ci kawam parce que man Pout laa dëkk parce que mënuma bàyyi Pout dama fiy continuer di ñëw te kenn du ma jaral may ànd ak moom di nax waa Pout. kon yéen waa Pout jàpp leen ni groupe bu ngeen ma gis may liggéey man porté naa sol naa mbubbu avocat nekkal fa waa Pout même ñi fay ñëw représenté bu ñu xeexalul waa Pout man dinaa xeexal waa Pout parce que dafa nekk lu ma gëm ñoom ndiig ñi toog fii ak jeunesse bi toog ñi taxaw nii gis di xam loolu xam nañ bu baax loolu parce que Pout aw ma fi frontière aw ma fi fu may yam su ma ñëwee fu ma neex laay dugg mais jeunesse bi dama leen di gën a yee am na ku ko wax sànq jël parole jeunesse bi da ngeen a war a taxawaat parce que suñu kilifa yii def nañ li ñu war a def yar nañ ñu fi ñu war a yaree dugal ñu école wala ñu dugal ñu métier tàggat ñu liggéey ba retraité def ko ci ñun kon ñun tey war nañu mën a taxawu suñu yaay yi ak suñu papa yi parce que def nañ li ñu war a def ci ñun taxaw boobu nag li koy indi mooy am fulla am fayda xam ñan ñooy jëfal askan bi ak ñan ñooy jëriñoo askan bi parce que loolu dafa yomba ràññee fii Pout Diagne ñaata politiciens ñoo fi jaar ni dinaa dem kenn gisatu leen parce que médicament yii li koy indi dinaa ko wax je pense que dañ fi ñëw élection législative yi ngeen ni lamp mbedd yi tàkkul ñu ni leen bu subaa góor gi ni leen bu subaa góor gi Mamour Thiaw bu soobee yàlla balaa jant bi so dinaa ko taal am ñu dégg loolu daw njëkkante di ko taal mu ni du yem foofu wax leen leneen lu ngeen bëgg su ngeen ko waxee incha allah dinaa ko def je pense que ci la doyen Faye mi liggéey ak ICP bi liggéey bu mucc ayib ñu koy féliciter di ko encourager de passage ah vraiment ku am xol bu rafet la ku yërëm askan bi la parce que poste de santé bu Pout bi dugg naa ci logement bi toog di gis jant bi ku mën a muñ ak ku bëgg Pout ak ku war a développer askan bi rek moom moo ko mën kon Ndiallo ñu ngi lay ziar di la jaajëfal ci patience boobu nga am nga di la xamal tamit lu waay def ci doomu aadama wal rawatina wér gi yaram suñu borom a ko wax ci alxuraan yàlla rek moo lay fay donc bu ci xaar ngërëm bàyyil ak bopp sa yàlla dina la fay bu baax a baax a baax kon jeunesse Pout Diagne dañ leen di waxaat ngeen taxaw xam fan la seen njariñ ne xam fan la seen bëgg-bëgg ne parce que tey da ngeen di wax case de santé bii defaru ngeen naan CMB nañ ko clôturer man je pense que tey Pape Mamour su nekkoon ci mairie bi carrière bii nga xam ne si man ingénieur la en génie civil ñu ci exploiter latérite mètre cube latérite ñu xam li muy jar ak li muy jariñ latérite bii jóge fii nekk ci latérite yi nga xam si de qualité yoo xam ne buñ ko dem wër Sénégal yu bëri duñ gis carrière bu amee nii qualité ñu jël ko seeni tool dédommager leen ay mètres je pense que waroon nañ protocole biñ fi signé ñu respecté ko ba tey poste de santé bi ñu réhabilité ko clôturer CM bi fi ne kon il faut ngeen am fulla xeex li ngeen moom jël li ngeen moom tamit je pense que li duuf ci nag bi xajul ci cin li su ma ko naree wax fi laay yendu mais damay yemale samay kàddu fii rek ba beneen yoon di leen ziar di leen jaajëfal di leen xamal ni dinañ gën a ñëw pour gën a waxtaan ak yéen muy góor muy jigéen muy ndaw yi pour xamal leen lan mooy suñu mission ak lan mooy suñu programme ci Diobass incha allah bu ko defee ñun ñëpp ñu àndandoo ci suqali Diobass ànd ak Pape Mamour mi nga xam ne si li muy def nii du état joxu ko ndomba tànk amul dara lu muy def liggéeyu boppam la yor nekk ci privé bi di ko def yéene ko askanu Diobass te nee na du bàyyi du teggi tànkam tant que Diobass développé law di leen ziar di leen baalu ak asalaamaaleykum wa rahmatullah auzu billahi mina seytaani rajim bismillahi rahmani rahim wala xawla wala quwwata bi al azim man damay tàmbali sama waxtaan bi rek di nuyoo représentant chef de village monsieur Faye c'est ça maa ngi lay ziyaare bu baax a baax nga jotali ñu aussi suñu nuyoo chef de village bi bien qu'il soit absent di ci teg rek suñu imam bu baax bi di ko ñaanal suñu borom yàlla na ko yàlla bàyyi fii lu yàgg muy njëriñ islam ci dëkk bi di ci teg nag suñu notable yi ñuy suñu bàyyi di leen ziyaare aussi di leen ñaaran wër ak gudd fan teg nag suñu jigéen yi jàmbaar yi ñu xam ne lépp ñoom la ku wax njaboot rek ñoom la ku wax doom ñoom la ku wax famille ñoom la kon bés bi seen bés la li tax Pape Mamour di ñëw fii tey
ñoom lañ ko war a jëkkaleel parce que lépp lu nekk ci jafe-jafe njaboot rek ñoom ñoo ko yore ci ñoom lay dal lu métti rek ci ñoom la muy guddi muy bëccëg buy doom di jooy baay baa ngi nelaw ñoom ñu toog rek kon ñoom gàcce ngaalama ñoo leen di jaajëfal bu baax a baax di ci teg aussi la jeunesse ah xam naa ne moom lay mujjee parce que dama am satisfaction lu tax ma wax loolu man de séeréer laa comme yéen dëkk fan dëkk bu ñuy wax Sange fii waaye fii am naa fi wàll parce que da ngeen wax tur ñoom Sañox et consort góor gi Sañox suma pap bi ma jur ak magam ñoo nekk mboolooram yu wóor yu xam ne ñu ngi dëkk Sange mooy Ndong Diouf ak Adama Diouf kon may la am naa fi wàll kon bu ma ñëwee fii tey ah suma dëkk laa ñëw parce que séeréer laa comme ñeen waaye am na collègue yu mag a mag yu xam ne bool na Sañox Diouf mi ak suma waajur yi am fierté parce que ñu jël parole fii léegi ñu xam ne ñoo bokk délégation Sayer Pape Saliou ak ñu xam ne jëluñu parole mais xam naa ne ñu xarañ lañu am xel xam adduna kon damay sant yàlla suñu jaan wàcc na boo seetee groupe bi ñi ci nekk mag ñu tuuti lañu xanaa monsieur Thiaw mi ak kii bi des ñëpp ay ndaw lañu ndaw yu am jom nag loolu moo waral tey Pape Mamour mu ñëw fii tey nag pour waxtaan ak yéen am lu mu leen indil waaye lu may wax rek xanaa di féliciter ICP bi ngeen wax nii jàmbaar la yéen a ko wax xanaa di ko sant man itam ak le président aussi maa ngi koy sant parce que amoo dara amu leen dara su dul su puut waaye bu ngeen seetlee ñu ne 47 ba léegi ñu am poste de santé bu mel nii ah état bi l'état est interpellé la commune est interpellée ñu wax ko ñu bañ ko wax parce que man mi APR la mais je dis que le président il est interpellé par rapport au Sénégal et particulièrement à notre localité Diobass dañu tardé état bi lan la fi def réellement gisuma ko ñun doomu Diobass c'est là où je vous interpelle les jeunes ku ci nekk nga nekk université Pape Mamour de mu ngi béy waaram yéen a ko wax fu nekk ci université jox na leen kër pour ngeen jàng pour mettre leen dans des conditions pour suba kat ngeen dimbali seen waajur dimbali seen bopp parce que ku jàng rek sa waajur ngay xalaat ak sa bopp parce que nit yi ñu lay nampal ba nga mag jërëñoo say waajur bu yeboo nga xam ne doo nitu dara kon seen waajur yéen a ko wax def nañ seen warugal waaye aussi je vous interpelle par rapport à vos résultats à l'université et votre devenir demain parce que suba yéen suñu avenir Diobass ni mu rëy yi yëpp am na ñu xam ne ñu ngi am nañu moyen ñu ngi fii lan lañ def ci biir Diobass gisuñu ko moom mii c'est une fierté pour nous parce que dafa jóg mu ne man Diobass du fii rek le partout Diobass mu ngi ci def action kon kii dama bëgg ngeen tàccul ko voilà un patriote mooy leen xaaroo ci ni dara sa warugal da nga ñëw nga def ko te mu ngi koy def ngeen defal ngeen politiquement ngeen appuyer ko mu ngi ci parce que ñëwul xaarul politique dafa ñëw lii la waxoon baayam li ñëw na fi te lépp baayam lu mu ko wax mu ngi ci tànku baayam te mu ngi koy def kon ku wax ne politique amul njëriñ am na njëriñ parce que day def politique de développement te lii nag moo ci jiitu Pape Saliou lu mu wax fii dafa am solo wax na carrière wax na lu nekk waaye ñun dañuy toog di seetaan ba kañ maa ngi doon waxtaan ak moom ci yoon bi nag carrière bi ci fan la nekk entre Poudjak ak kii man li may wax j'assume dañuy nax nit ñi carrière bu toll xam ne Ila Touba lu mat 500 milliards mu dugg fii ñun lan lañu effectivement lii war nañ ko defar parce que mu ngi ci Pout fii pourquoi defaruñu ko pourquoi CM bi madame pourquoi CM bi yow yaa ngi concert pourquoi defaruñu ko mais pourquoi je me pose la question pourquoi dañ nekk rek ñun séeréer dañu bàyyi rek ñu ni di yëg suñu kaw rek
waxu dama bu ma waxee séeréer ngeen baal ma séeréer fii Diobass du séeréer rek ñoo fi dëkk olof yaa ngi fii pël yaa ngi fii tukulóor yaa ngi fii bambara c'est-à-dire que askan bi ma dëkk moom laa bëgg a interpeller parce que ñoom laa gën a xam dëgg la ñëpp am nañ jom am nañ fulla am nañ lépp waaye ñun ay nelawkat lañu nañ wante dëgg rek en commençant par man mi lu am fii moo am Diobass moo am Sange fële Sange amul sax poste de santé amu fa te Sange ñu ngi ci 7000 am Diobass yëpp Sange moo ci gën a rëy poste de santé sax amuñu ko ma ne la benn comprimé sax doo ko fa gis tane ngeen sax am ngeen lii et pourtant ñaata cadre ñoo am ci Sange ñaata cadre ñoo am ci Pout ñaata cadre ñoo am ci Diobass kenn defu ci dara waaye gàcce ngaalam ku xam ne kii nangu na partagé ak Diobass luy ko yàlla wërsëgal mooy Papis ak njabootam kon il est temps qu'on se réveille il est temps qu'on prenne notre destin en main c'est ça la vérité mais ça va commencer par vous la jeunesse parce que jigéen ñi kat ñu ngi ci tool yi ñu ngi fóot ñu ngi def lu nekk waaye sonn nañu mage naa leen wax nag lu ci kanam rawuli bët ku nekk nag chacun est libre d'aller là où il veut waaye nag dëgg rek mooy mujje dëgg mooy mujje ay nax dafa war a jeex ci ñun vous avez un jeune comme vous xale bu ndaw la comme yéen approchez-le essayez de travailler avec lui vous allez voir le résultat parce que kenn du ko bàyyi bu fekkee nana def erreur ay moromam ay jeunes ñoo fi nekk mais pourquoi pas vous fii pour fii bu mel nii am ngeen ci responsabilité il faut relever le défi bu fekkee ne sax da ngeen di cotiser mais benn yoon par at 500 francs par famille parce que il faut une participation inclusive il faut que muy am waa pour nañ ci dugal seen loxo parce que état bi bu ñu xaaree état walaay dinañu dee kenn du ci dugal garab kon bu ñu changé doxalinu dëkk bi naka lañ koy changé encore il faut que ñu changé la ñaata yoon la ñu fi nekk 8 ans lan la ñu changé ci dëkk bi mais il est temps qu'on change nañ essayé keneen ñu xam lan la mu ne juróomi at dafa bëri soriwul ngeen essayé ko bu ngeen ko essayé ngeen xam lan la mu ne lan lay jëfal Diobass parce que wóor na mu ne bu ngeen toogee waxtaan ak moom ambition bi mu am di ngeen xam ne kii de buñ ko jàppalee war na mën a dem loolu nag c'est politique mais je vous interpelle ça il fallait que ma wax ko li may jëkkale rek terminer rek di ñaanal suñu ICP bi ak président bi bu leen bàyyi mukk les moyens additionnels bu leen ci tay mukk góorgóorlu leen parce que wérgu yaram Pape Sali wax na ko am na ñetti levier parce que lu ñu éducation bu éducation amul de musiba am parce que tool yi kenn mootu ci yaakaar dara sa doom bu liggéeyul boo amee benn repas par jour dina métti lool ci nga yem man xam naa ci loolu parce que fande naa ba sonn parce que amul kenn ku ñuy jox lu ñuy añ wala lu ñuy reere kon boo amee doom ba mu am lu muy jàpp ci lu muy liggéey nañ sant yàlla njàng mi nag moo la koy indil wërgu yaram président wax na ko fii 13 mois durant xam nga 18 mois état bi fayul mais pourquoi xoolal lu mu indil ci musiba rek fu ñu jëm moo tax ma ne ko on interpelle l'état par rapport à ça c'est pas parce que nous sommes du parti APR que alors dañuy wax rek lu ñëw rek gongo neex na déedéet man bokkuma ci yooyu bu ñu deful seen waru gal on n'a qu'à dire la vérité ñun amuñu kenn man. maa ngi nuyu suñ papa kilifa yi fi toog di leen sant di leen gërëm encore ci seen teewluwaay fii mënoon na leen si bañ a fekk it di nuyu sam jigéen yi fi nekk ñoom ñëpp suñu yaay yi maa ngi leen di nuyu ñoom ñëpp di nuyu jeunesse bi fi nekk yëpp ñoom ñoo gën a seddal sam xol vraiment donte waxuñu sax lu bëri waaye ñëw si dëkk jeunes yëpp génn dafa neex si xol. Diobass nag boo xoolee ñun ba ñu fi ñëwee ak tey yàgg na ba ñu leen newoon dinañ fi ñëw pour lii waaye dara waralu ko lu dul tund bi 67 villages la juróom-benn fukk ak juróom-ñaari dëkk waaye juróom-benn fukk ak juróom-ñaari dëkk yëpp ku gën a feebar sa morom nga ni kii la tey fépp foo dugg li nga fi fekk ngay fekk foofu wala lu ko raw sax
ngay fekk ci yenn dëkk yi looloo waral boobu ba léegi ñuy nekk di yéex ndax benn la ñuy liggéey yi te liggéey yi dafa nekk liggéey yu rëy yu am solo looloo tax mu xaw a yéex te it liggéey yi amu ci benn boo xamante ne état moo ko financé wala état moo ci joxe dara moo tax mu xaw a yéex vraiment ñoo ngi ciy jégalu bu baax boo leen xoolee Jobaas tey poste de santé yi daanaka kenn dematu fa ba ca taateen moo mujjee yaakaar naa kii def na résumé sànq ci li fa xewoon yëpp booboo mujjee boobu tamit amuñu poste de santé amuñu garab même chose tey moo tax góor gi ne woon ñu tàmbalee Pout Diack tàmbalee bi it li ko waral ñun dañu jugee Pout Diack sama papa benn dëkk na fii si dëkk bi ay at yaakaar naa ni doomu Pout Diack yi suñ ko faagaagaloon jamono boobu xëy na tey du ma fi toog taxaw donc moom doomu Pout Diack la Pout Diack moo ko jàppale ba mu yegg fa mu egg ndax jamono ba muy jàng kër Saadaara sori woon na pour mu mun jàng fii la ñëwoon dëkk si ci kër góor gi saa ñox Diouf segam Pout Diack jàngam sam pap ci la teraangam amee te jàngam daanaka Pout Diack moo ko jàppale ba mu jàng donc tey lii delloo njukkal la gërëm la it encore waa Pout Diack te laataa ngeen ciy xam dara bis bu ñu amee mën-mën bu soobee yàlla ngeen xam fan lañ teg Pout Diack ndax tey am nañ mën-mën bitu Jobaas waaye biir Jobaas amuñu fi benn mën-mën mënuñu fi li koy firndeel suñ tabax yi ñu mujj commencé tabax ñu arrêté ko bëri na loo xamante ne tey góor gi ak man ak suñ waa kër yëpp yéene nañ ko bëgg nañ ko fi def waaye tey situation bi ni mu demee moo tax duñ ci mun avancer. Jobaas nag jeunesse yi laay woo surtout dañoo toll jamono boo xamante ne suñ yaay jëm nañ mag suñ yaay yi ay at ñoo ngi fi sonn vraiment nekk ci liggéey yi nekk ci àll bi di sonn nekk ci fóot bi amuñu kenn ku leen jàppale jëm nañ mag paay it boo xoolee daanaka dunduñu ak seen askan lu bëri seen ndaw yi ndax nekk ci àll bi di liggéey lu ñu am yónni ko seen askan ba jëm mag ñëwaat toog kon tey ñan ñoo des ñun ndaw yi ñu moo des ndaw yi nag ñun ñoo war a góorgóorlu ba lii nga xam ne gis nañ ko suñ yaay yi gis ko suñ papa yi muy ñàkk liggéey muy ñàkk santé ndax santé bu ñuy wax santé fenn lay njëkk commencé sa cadre de vie fii nga dëkk fii ngay lekk fii ngay naanee li ngay naan loolu noonu moom mooy d'abord premier critère yi cadre de vie tey foofu la ñu war a njëkk tàmbalee suñ cadre de vie yi yooyu yëpp tey lii ci dal suñ yaay yi ak suñ papa yi ñun jeunes yi dañoo war a góorgóorlu ba tey loolu du ñu dal ba ñun jeunes yi kenn ku nekk nga am loo xamante ne dina si suturlu di nga am loo xamante ne dina ko mun jàpp te it dina la mun jàppale ci sa giiru dund loolu nag dan moo koy war a mun indi mooy organiser wu am ñu ñuy jàppale ci liggéey yi am ñu ñuy woon yoon bi woon ñu tool bi ak yeneen liggéey yi benn bu nekk nu ñu ciy liggéeyee ba jeunesse bi gis seen bopp ñun tey looloo suñu nam développement bi moo ñu tax a jug muy ci lii ci poste de santé bi ak yeneen ndax tey ñaan nañ yàlla bis bu ñu nekkoon fii ba jóge fi ñëpp xam ni que ñun de ba ñu ñëwee liggéey nañ fi lii jël nañ jàppale nañ ba nangami nit liggéey loolu da si am solo trop ñun loolu la ñuy wut loolooy suñu nam waaye gagné mairie du wutuñu lool du loolooy suñu nam kon jeunes yi dama leen di woo pour ngeen gën a conscient moo tax ma def sax spécialement discours bi ngeen ñëw bokk yéen ñëpp ci liggéey bi tàllal nañ leen loxo dinañ leen jàppale dinañ leen organiser si tool yi dinañ leen organiser si élevage te dinañ leen jàppale tamit ci éducation ndax tey premier critère développement loolooy éducation tey ndax xoolee kër gu nekk am na ñoo xamante ne seen jàng xaw naa sori wala sori na it waaye amul kenn ku leen jàppale pour ñu liggéey te pourtant liggéey am na si réew mi nit jaa ngi góorgóorlu ñoo ngi liggéey di am ay salaire yoo xamante ne dinañ si taabal début bi nànk ba avancé waaye dañoo seetlu nit ñu bëri nag loolu da leen manqué ginnaaw yeneen manquement yi am ci éducation bi ndax yaakaar naa ba ma ñëwee gisoon nañ ni éducation bi daanaka ñu bëri seen éducation dafa yàqu ndax bu ñu demee Dakar duñ fa dëkk ñoo ngi ciy jéem a def ay saafara waaye saafara yi ñu nekk di def li yëpp liggéey bi yëpp ñun dañ ko xeeb ndax boo xoolee ay liggéey à court terme la maanaam liggéey yoo xamante ne yu gàtt la
lan moo ko gàttal ndax dundinu doomu aadama dafa gàtt tey ñun ñoo ko yore suba su dee ñun yoreetuñu ko kan moo koy yore loolu lay affaire bi même chose ci yeneen yi moo tax tey ñun mairie bi looloo ñu si ñor mooy lan li ñuy def nii na la ñuy def pexe ba ñun sax bu ñu jëlee mairie bi ba jugee fa ñii di ñëw tamit nga xam ne ñooy ñëw yore mairie bi loolu yëpp fekk loolu yëpp tegu ba nga xam ne du musati dañ waaw lu mel ni poste de santé yi garab yi war nañ ko mun gérer ba nga xam ne du manqué ti daaya iman ndax nekkul loo xamante ne métti na ci 65000 personnes lépp ci organisation la boo jugee ci loolu élevage yi même chose boo jugee ci loolu dëkkuwaay yi ndax tey vous avez un sérieux problème yéen Pout Diack lan mooy seen problème yéen seen ndaw yi fan la ñuy amee suuf bu ñuy tabaxee ndax daanaka lu bëri si suuf si jël nañ ko ba pare lu si bëri jël nañ ko ndeyjoor jël nañ ko càmmoñ jël nañ ko ginnaaw jël nañ ko loolu yëpp ñu jël dig leen si poste de santé dig leen si ay mur dig leen si lu nekk ba tey jii nii yaakaar naa ba mu ñëwaatee li yëpp ñu leen dig laajaat ngeen ma ko encore waaw donc vraiment mu nekk yoo xamante ne dañ koy ñaawlu loolu ñu nit bu soobee yàlla ci suñ programme dinañ leen si may tuuti lii nga xam ne ñoo ngi koy def nii di ci wàllum santé dinañ fexe ba femme yëpp at bu nekk ñu am fii benn quota comme CMU bi ni muy demee nga xam ne ku war a faju dina mun ñëw faju accouchement dina am après accouchement benn ay programme de suivi ak jàppale ndax accouchement yu bëri da siy toppaat xale yi yéen moom bu soobee yàlla dinañ leen jàppale ba yéen ñëpp ngeen ami ay terrain loolu moom na seen xel dal bu soobee yàlla te suñuy pexe bu sottee am nañ ay pexe yu ñuy lijjanti si dëkk bi bu sottee commune yëpp village yëpp dinañ defar ay viabilisation yoo xamante ne day gratuit pour jeunesse yi tout jeune nouveau marié ñu may la benn terrain incha allah. xam naa nag programme bi yëpp duñ ko mun étaler fii mais dama leen doon may boobu noonu rek par rapport ak jeunesse bi ndax xam naa ni tumuranke ngeen si suuf ak ci santé bi loolu loo tax moo dama leen ci doom may tuuti waaye bu soobee yàlla dinañ ci gën a waxtaan dinañ defaat yeneen daje yu ñuy gën a yaatal loolu yëpp incha allah ginnaaw loolu xam naa dañuy jàll tey ci cérémonie bi rek li nga xam ne moo ñu indi ñoo ngi woo représentant chef de village monsieur Sarr monsieur Faye représentant chef de village Moustapha Faye c'est Sarr n'est-ce pas Faye ok ak président groupement famille président ICP bi pour ñu ñëw ñu jox leen li nga xam ne mooy comité santé bi li nga xam ne ñoom lañ ñu laajoon muy 913 000 médicaments finalement arrondir nañ ko 1 million.